Situé à Guinaw Rail Nord, en face du camp militaire Thiaroye, juste à l'entrée de l'autoroute à péage, cours privé Dr Cheikh Dieng ouvre ses portes et vous souhaite la bienvenue dans cette rentrée 2020-2021. Vous désirez assurer votre réussite académique, devenir quelqu'un d'important dans ce pays? Alors, n'hésitez pas à choisir les cours privés du Dr Cheikh Dieng. Notre secret, en quelque sorte, c'est que d'abord, c'est au niveau de l'administration. Nous avons eu à privilégier tout simplement une administration horizontale et éviter le verticalisme. Et non sans savoir aussi que le seul baromètre ou le seul indicateur fiable, en quelque sorte pour une école privée, ce sont ses résultats. Et nous nous sommes donnés corps et âme et nous avons eu à épuiser toutes les voies et moyens pour au moins satisfaire les parents d'élèves. Ça veut dire chaque année, nous assistons à des résultats vraiment qui montent au fur et à mesure. D'abord des 50%, des 75%, des 80%, et il y a une année que nous avons eu à faire 100%. Et cette année aussi, nous avons eu à faire de très bons résultats. Et tout ça est dû tout simplement à une bonne organisation. Également, je félicite de passage les professeurs, également l'administration. Les niveaux sont répartis comme suit: élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 77 432 94 71 ou visiter notre site internet écolecheikhdien@gmail.com. La réussite, c'est nous. léegi dafa dem ba yalwaan mi nangu ko lépp lu ñëpp ak dañu soppi ay yalwaankat ndax xañ bu ñu xañ suñ cër ci réew mi ba bokk ci bu ñuy déyoo premier ministre bu ñuy déyoo conseil des ministres duñ fa ne bu ñuy déyoo assemblée duñ fa ne bu ñuy déyoo conseil nangam duñ fa ne bu ñuy déyoo ci kër gouverneur duñ fa ne bu ñuy déyoo quartier duñ fa ne kon ñun dañoo booti teg ba desew lu may yelwaan te addiye lu mu rëy rëy tur yi moo lañu rafetal rek waaye yelwaan la te ku koy jël yelwaan kat nga am na nag niñ koy doxalee kaay ba dugal la xalwa nga jox ko 200 000 mu ne alhamdulilah dépense bi naan fan am na waaye ba tey yelwaan sama taalibe sànge moo ma jëndal oto bi ba tey yelwaan la oto ba sarax la sama taalibe moo ma jëndal kër gii étage la wala moo ma ko tabaxal ba tey yelwaan la waaye da doon suñ cosaan bañ yalwaanagut mooy tabax nit ñi dëkk ca yonent yi nag yàlla fu mu tuddee ab yonent rek tudd na dëkk ba nga xam ne moo ko taxaw ñu naan koo fekk axaawum diw axaawum saaliham axaawum nangam yow Ibrahima wa Moussa wa Isa wa Ayyuba wa Yusuf yooyu yëpp yonent yi yëpp dañoo taxawal ay dëkk tabax kon nit ñi dëkk fa loolu mooy cosaan bi waaw Alaaji Abdoulaye Niass li nga xam ne suñu baay la taawloo sanc na fukki dëkk ak juróom-ñaar ñëw dëkk ci Kaolack mu nekk 18e dëkk bu mu tabax waaw loolu moom def na ko Seydi Hadji Malick fonde na njaar ndek ci waawoon dafa daan gane si waaye njaar ne la sanc Sëriñ Tuubaa baayam moo sanc Poroxaan moom mu sanc Tuubaa maam Balla sanc Mbàkke Bawol maaram sanc Mbàkke Jolof ña ci des sanc Mbàkke Kajoor nga xam ne ay ñaaw téef la ak sàggane nit ñi ci réew mi duñ ci mën a wax ndax amuñ kàddu ndax télévision yi ministre ñoo ci feeñ ak seen jabar te ñaare
chef de cabinet ba jarbaati ministre bi lay doon directeur de cabinet bi di goroom maa muy rak ci jabaram léeg-léeg sax mu nekk bàyyi jabar loolu mooy séddale bi ñu séddale réew mi xañ ñu waaye ku yàlla may doo ñàkk tey jii ñu ngi taxawal cité bii financé ko sur fonds propre benn dërëmu banque nekku banque yi sax yëguñu cité bi am na 90 jours ñu joxe caabi yi nit ñi dëkk soo yàlla 90 jours ñetti weer ñu joxe caabi yi buñ ci yeggee néew ji doole yi moo ko tax a jóg moo tax ñu def ko F3 ñaari modèle la F3 ak F3 amélioré F3 bi mooy li tax tubaab di wax F3 mooy ñaari néeg yu fanaan ak benn saak ak benn waayu toit amélioré bi mooy ñetti néeg lay doon ak saal borom defar waañam ci biir kër gi terrain bi 150 mètres carrés la mooy 10 sur 15 lii tey benn la cité El Hadj Abdoulaye Niass léegi bii moo féetee nii à droite moom boobu xam nga société bu toogee ba tudd Fortune Capital am na xaalis borom Fortune Capital la nii fii cité El Hadj Abdoulaye Niass war nañ fee def 1000 logements 100 lañ tàmbali ci 1000 lañ jëm cité Maam Khalifa Niass a ngi ñëw cité Baye Niass a ngi ñëw cité Baye Mbaye Niass a ngi ñëw cité Baye El Hadj Mor Diallo Niass a ngi ñëw ak ñeneen ñu ko bokkal cité Serigne Touba a ngi ñëw waaw waaw cité Seydi Hadji Malick a ngi ñëw cité Serigne Babacar cité Dabakh yooyu yëpp ay ñëw cité yaa Faama dana ñëw suñu ndey yi suñu yaay yi suñu avenir lu ñu neex suñu kilifa yëpp bu ñu meeri yeneen di fàtte suñu meeri bopp du ñu fàtte dana am avenir Aminata Sabi dana am Aminata yaa Faatu Aminata dana am yaa Faama dana am yaa Faatu suñu yaay yëpp cité Bamba su jaan ko sax ñu ñëw waaw ndax kooku ku ko fàtte yàlla fàtte la ñu loolu mooy suñu li nga xam ne moom la ñuy jëfi mooy suñu doctrine mooy def ñu gis ndax waxkat yi bari nañ mais ñun def ñu gis moom la ñu doon buñ defee ba pare nag loolu di waxu même lii sax naruma ko woon dama ne woon waa ji DC bi ni ko bàyyil ba mu pare rek ñu inauguré mu ne ma dégg ñun dañu am baax dañuy def première pierre loolu ñëw joxe caat waaye dama ne nañ bàyyi rek lu di ko wax te ba tey nag lu di ko wax waaw kon nag li am importance réew mi dana séddali ko diggante waxkat yi nga xam ne seen wax yëpp ay kàcc la lañ leen defaral tali buñ la defaralee benn tali sàcc nañ njëgi fukki tali te tali buñ la defaral bu tawee tawati mu def ay camp ñu di ko teg extra kon nag réew mi fokk mu séddali ko ci diggante ñi nga xam ne dañuy wax te duñ def dara ak ñi nga xam ne dañuy def ci teg duñu wax kenn du leen dégg duñ soow duñ def nii duñ def naa loolu mu leen di wax ba muy ñaar fukki cité bu noppee ak jàmm fii ñi fi dëkk par million lañ leen di compter au moins 1 million de personnes war nañu dëkk ñaari ñett au moins 1 million de personnes mooy destination même bu dee programme la sur 10 ans sur 15 ans yàllaay xam ñu koy fekke waaye loolu mooy programme bi nga xam ne moom la ñu tëral te loolu lépp yàlla lii ñu taxawal fii tey nag ba lañ koo xam bu ñu nee am na téeméeri at xam nga loolu ñi ñu fi nekkee kenn du koy fekk
waaye bu ñu amee téeméeri at la ñuy nekk naan ba ñuy defar dëkk bi àll la woon nii la meloon nangam ñu ne waaw nga xam ne tey ku fi ñëw fukki at ci kanam bu dee fi nga nekkoon doo xàmmee booy jaar droite wala gauche loolu mooy li ko tax a jóg ak itam nag ñeseen dañoo mësta mën a taxawal dëkk mu taxaw parce que Alaaji Abdoulaye Niass sama maam mi nga xam ne sama baay mooy taaw di seen maam Khalifa Niass baayam dafa sën ci dëkk muy ñeseen mu génn ko 3 kilomètres sañ ci Taïba ñeseen ndax tubaab ñoo ne quand le bâtiment va tout va doo dajeeg mukk kuy tabax kër di xaaraani añ du am ku mën a tabax rek xiifuloo loolu day dindi xiif day dindi walaakaara nañ dellu ci suuf si bay ko li ci jar a dëkkee ñu tabax ko tabax suñuy jàkkaat suñuy jumaa tabax suñuy këri docteur tey jii matahul fay ni ci hôpital yi gën a compétent ci Sénégal la te Sëñ Tuubaa ko tabax waaye kay bu ñuy ki féewale mu ne dëkk Tijaan fa nañ ci ñu ëpp luñ tabax lépp luñ def loolu rek mooy li bi ne ñun dañoo def da yàlla daf ñoo bind pour ñu complété wante kii ingénieur la kële manœuvre la waaye bu kee amul kii du am liggéey ndax mënta yónnu mool mënta jël bu rek waaye ingénieur la na xam na tax foofu téeméer état ñu koy tabaxee waaye ñoom yàlla du leen a boole takkale leen ñun itam ci tariixa yàlla ñuy boole. boobaa léegi mën na ñeent fukki at moom mii moo fi ñëw gis ñu Cheikh Tidiane yàlla def tey ñuy def lii kon lii buñ ko doon def donte la def ñoo bett ndax démb heure bi lañ ma ko wax te ma nekk li yëgal ci sore gi di ñor di muy ñëw waaye bi ma xamee ni bu ñu ko defee te waxuñ ko ko kon dafay mel ni war nañ Cheikh Tidiane ñoo xam ne Cheikh Tidiane mooy borom yi fii ñu delloo ko ko moom turam a ngi nii mooy Seexu Arab yi moo ko tuddee fii tey muy ñëw fii ñu jëbalaat ko lépp mu ànd ak maam arab yi ñu teg première pierre bi incha allahu taala kër gi njëkk a pare addina Cheikh Tidiane caabi ci loxoom lañ ko teg. alhamdulilah nahmaduhu wa nasta'inuhu arab li jottali innani fakhurun bi wujudi ma'akum في هذا المكان المبارك في هذه المناسبة. Chérif nee na bég na kontaan na gannaaw bu mu nuyoo waaye mi ngi yëgal mbooloo mi di ko yëgal Ahmed Khalifa Niass di wax ne moom day bég na lool kontaan na lool. السيد أحمد هذا يستحق كل خير. إذا كنت أنا أشهد يقولون أين تجاريين في السنغال أقول أحمد هذا رضعه من والده. nee na sang bii di Ahmed Khalifa nee na dara jomb ko ci lu baax rawatina ci tariqa Seydi Ahmed Tidiane nee na bu dul Tidiane amut ndax weenu
weeru Seydi Ahmad Tijaani weer woowu la gàmm